Chers internautes yu Ken Bougoul TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook Sud Quotidien bi del soit ci coow lu rëy li nekk ci biir élection 2022 yi ñu jëm yéenekaay bi dañu xamal ni investiture yi fi mu toll nii coalition boo ci dem coow la ak mel ne tulak ma ci seen biir yéenekaay bi dañu xamal ne Yewwi Askan Wi moom tas tasar la def rawatina Dakaaru Njaay gii yéenekaay bi dañu xamal ne gis nga Soham Wardini ñàkk tànn gi ñu ko ñàkk tànn ngir mu nekk candidat wu Yewwi Askan bi ci élection yi ñu jëm naqari na ko lool yéenekaay bi def ci ay révélation yu rëy te ñu xamal ne Khalifa Ababacar Sall noonu la mere ci décision bi nga xamante ne nii jël nañ ko ci seen procès verbal bi ñoom waa Taxawu Dakar Barthélémy Dias def ko seen candidat peeg Soham Wardini yéenekaay bi dañoo xam ne gis nga seen procès verbal bii dañ koy mujjee annulé ndax consensus amu ci te gis nga booy xool bëri na ci ay femmes yoo xamante ni leader lañu ñu ngi ànd ak Soham Wardini mii kon nag tekk ak tey dafa jot ci tànneef ji ñuy def ci mairie bu Dakar léegi ko yéenekaay di ko dëggal ne xët-xët kay commencé naa am ci biir Yewwi Askan bi ndax Soham Wardini maire bu futu la def ci tànneef ji nga xamante ni def nañ ko Barthélémy Dias moom Soham Wardini di nettali coow li ni mu fa demee ne wax jay bari rek Soham Wardini dëggal candidature am tey xam le ne kenn mënu maa tere doon candidat wu Yewwi Askan bi ci mairie bu Dakar bii yéenekaay bi ne xanaa beneen yoon ndaxte Yewwi Askan bi seen juróom benn candidat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci différents partis yi ak ay mouvement fasal nañ ko ci week-end bii waaye Cheikh Gueye Khalifa Ababacar Sall li ñu taxaw temm moo di ñu annulé seen PV yi nga xamante ni fasal nañ ko ci réseaux sociaux yi tegaat mbir yi ci yoon ngir mën a xool diggante Barthélémy Dias ak Soham Wardini kan mooy mën a nekk candidat officiel bu Taxawu Dakar Mawlud Jaxate ci biir yéenekaay bi di xamle ne gis nga fii beneen PV duñ ko fi def laa wax def nañu suñu tànneef ba noppi te jox nañ ko Barthélémy Dias moom moo nekk candidat à la candidature Taxawu Dakar ci biir Yewwi Askan bi te li ni mel du deñ Walf Quotidien ubbi ci xët bu yaatu dee fi mu toll nii dee ci biir Yewwi Askan bi Khalifa Ababacar Sall bi Ousmane Sonko ñoom ñoo bëgg indi problème ba ci biir coalition ba xoolal rek léegi coow lu rëy la nekk ci biir coalition bi Soham Wardini di tuumaal waaye Yewwi Askan bi ne complot dëgg lañ def ci ginnaawam li moo tax ñu daal def seen tànneef sama ginnaaw waaye tànn bii du dem de danaa dëggal sama candidat ci turu Taxawu Dakar te sama candidature boobu mooy dem L'Observateur di ñu nettaliwaat coow li nekk ci biir Yewwi Askan bi te ñu xamal ni Soham Wardini la mu gis moo di dañ ko bëgg a rey politiquement te du ko nangu ci jamono boo xamante ni dem na Dubaï ci la ñu fal ci ginnaawam keneen ngir mu nekk candidat wu Taxawu Dakar Soham Wardini di xam ne ci biir yéenekaay bi ne man de ci samedi gi lañ ma oo ay vers 17h ne ñoo ngi tànn candidat boo xamante ni mooy représenté Taxawu Dakar 19h ñu woowaat ma téléphone ne ma mënatoo nekk candidat wu Taxawu Dakar kon nag tànn nañu Barthélémy Dias lii moo naqari Soham Wardini moom Soham Wardini di xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga ba may jug kenn jugut te ba may wax kenn waxul te jëloon naa samay mesure bu yàgg avant may voyager te sama candidature bii dinañ ko dëggal ci nii wala ci naa Khalifa Ababacar Sall ci biir yéenekaay bi mel ne kuy dooleel Soham Wardini tey xam le ne procès verbal bii dañ koy reprendre Soham Wardini mel ne ku koy tontu tey xam le ne seen PV yi xaw ma dañ koy defaraatam déedéet waaye man Soham Wardini ak Barthélémy Dias war nañoo jàkkaarloo Khalifa Ababacar Sall ba lépp leer ngir ñuy soog a dem ci tànneef yi Vox Populi ubbi ci xët bu yaatu tey xam le ne gis nga Khalifa Ababacar Sall bi ak Soham Wardini ñoom ñooy bëgg a soofal coalition bi di Yewwi Askan bi ndax moom Khalifa Ababacar Sall kenn xamul fu mu far bëgg wane dooleen ci biir coalition bi tax na mu bëgg wañ loxo yenn ci ay responsable ne seen PV yii ngeen def ci Taxawu Dakar da ngeen ko defaat ci ginnaaw Soham Wardini ci ngeen tànnee ku leen neex te li ni mel du yoon yéenekaay bi dañu xamal ne gis nga Khalifa Ababacar Sall bii du démocrate ab dictateur bu mag la ci biir coalition Yewwi Askan bi rawatina ci Taxawu Dakar lii moo tax mu bëgg a dëggal candidature Soham Wardini yéenekaay bi def ay révélation yu rëy ci biir coalition Yewwi Askan bi rawatina coow Soham Wardini mii tey xam le ne gis nga Soham Wardini mii moom ci boppam moom moo sonal boppam ndax ci jamono bi muy nekk ci biir Yewwi Askan bi moom ci boppam moo nekk en même temps responsable jigéen ñi nga xamante ni ñoom ci biir AFP te ku tudd AFP nag bokk ci biir mouvance présidentielle bi charte coalition bi di Yewwi Askan bi dafa dàq képp koo xamante ni da nga bokk ci coalition bi di lëkkaloo ak état bi yéenekaay bi desuwaat ci yenn ci ay parti politique yoo xamante ni ñoom ci biir Yewwi Askan bi def seen tànneef ci mairie bu Dakar bi yéenekaay bi jox ñu liste bi te ñuy xamal ni Taxawu Dakar tànn nañu Barthélémy Dias Pastef tànn Abbas Sall waa Bës Du Ñakk tànn Aïda Niang waa FPRS tànn Soxna Maïmouna Diagne Fulla ak Fayda tànn Idrissa Diop waa parti PUR tànn Daouda Gueye li mooy liste bu officiel waaye fi mu toll nii Khalifa Ababacar Sall mu ngi bëgg a yàq lépp ndax tànneefu Taxawu Dakar bii di Barthélémy Dias dafa bëgg ñu xoolaat tànneef bi ndax ci ginnaaw Soham Wardini lañ ko def président conseil départemental investiture Yewwi Askan bi moom Pape Diakhaté di xamle ci biir yéenekaay bi ne dama ne Taxawu Dakar ak beneen parti politique moo ci yem changé wu ñu benn PV kon nag Khalifa Ababacar Sall bu yóbboo mu xamal boppam ne Taxawu Dakar moom tànn nañu Barthélémy Dias ba noppi kon nag Soham Wardini bu yóbboo mu tëddi nelaw L'Info yéenekaay moom ne Grand Dakar de moom tànn nañu Cheikh Bakhoum ba noppi ndax ci week-end bi jeunesse beeg jigéen ñi ñëpp jug daal di dooleel Cheikh Bakhoum def ko seen candidat ci mairie bu Grand Yoff bii yéenekaay bi di ñu xamal ne gis nga waa parti PUR ñoom tam génn nañu ci week-end bi tey xamle ne député bii di Abdou Bara Dolly kàccam yu tooy yi mu defoon ci Serigne Moustapha Sy danañ ko topp ba mu sës te danañ ko yóbbu ci yoon nag ngir mu leeral kàddu yu ñaaw yi mu waxoon ne Serigne Moustapha Sy ci boppam dafa jot xaalis bu takku ci Macky Sall mii fan la ko teg tuuma yu rëy yi mu defoon ci président parti PUR moom député Abdou Bara Dolly dana ko leeral ci nii wala ci naa alerte yéenekaay di ko dëggal ne procès bu rekkee moo mujjee am ci diggante député bii di Abdou Bara Dolly ak waa parti PUR ndax ba tey ji
accusation yu rëy yu mu defoon ci kaw Serigne Moustapha Sy waa parti PUR bëgguñ bàyyi mu sedd ndax moom Abdou Bara Dolly dafa xamle woon ci élection présidentielle yee ñu génn Serigne Moustapha Sy jot na alal gu takku goo xamante ne nii Macky Sall ci boppam moo ko jox sax alal googu da ko recevoir ci 2 tranches kàddu yi di si tëtalim moom la waa parti PUR bëgg mu leeral moom Abdou Bara Dolly. Cheikh Tidiane Youm di xamle ci biir yéenekaay bi de gis nga def nañu suñu plainte ba noppi moom Abdou Bara Dolly dana tontu leeral tuuma yu rëy yi mu def ci kaw Serigne Moustapha Sy. Le Quotidien yéenekaay moom dellusiwaat ci investiture yi ci élection locale yi yéenekaay bi duñu xamal ne gis nga ca diwaanu Ziguinchor xëccoo gu métti moo ci am ci diggante Baldé ak Ousmane Sonko yéenekaay bi ne boole ci Doudou Ka donte ñu bëri ñoo ngi koy négligé ci biir Ziguinchor waaye moom itam dana bokk ci langue gi te dana bokk ci xëccoo gu métti gi nga xamante ne nii ñoo ngi koy séentu ci diggante Ousmane Sonko ak Baldé yéenekaay bi ne bul fàtte diwaanu Thiès tam ndaxte fii rang gu métti la ñu seetlu ci diggante ndaw yi Macky Sall yi ak ndaw yi Idrissa Seck yi ak xëccoo gu métti mën nañ ko xaar ci élection yi yéenekaay bi def taxaw seetlu ci Yewwi Askan bi fii ci Dakar dañuy xamal ne fi mu toll nii juróom-ñaari candidat am nañ ko ci élection locale yi ñu jëm te ba tey ji xamaguñu kan la ñuy tànn ngir mu nekk candidat officiel bu Yewwi Askan bi yéenekaay bi ne gis nga Yewwi Askan bi ci boppam moo am problème critique yéenekaay ne ci diwaanu Diass de moom leer na Mamadou Dione la ñu tànn ngir mu nekk seen candidat yéenekaay bi di ñu xamal ne Ndakaaru moom Abdoulaye Diouf Sarr ci boppam mooy bomb mu ngi def lu mën ngir mu moom Dakar ca wet ga Bougane Gueye Dany moom fexe ba lijjanti Ahmed Fall Baraya ca diwaanu Ziguinchor ngir mu nekk candidat am te li ni mel yéenekaay bi ñu xamal ne nar na jur problème bu rëy ci Mansour Faye mii La Tribune yéenekaay di ko dëggal ne Bougane Gueye Dany kay fexe na ba Ahmed Fall Baraya ñëw ci gëm sa bopp te moom sax mooy mujjee doon candidat wu gëm sa bopp ci élection locale yi ñu jëm yéenekaay bi di ñu xamal ne fi mu toll nii nag Bougane mu ngi bëgg a am doole ndax booy xool maire bu Mbour ak maire bu Sindia ñoom ñëpp ñëw nañ ci coalition bii di gëm sa bopp boo ci doolee Ahmed Fall Baraya ci diwaanu Ziguinchor lii day wane rek ne gëm sa bopp mu ngi bëgg a am doole ci réew mi Direct News ne Lat Diop de moom mujjee nañu officialiser candidature am ci diwaanu Golf Sud ba ci jigéen ñi ñoom ñëpp dooleel candidature Lat Diop bii yéenekaay bi di ñu xamal ne gis nga profil bu gën a baax Lat Diop bii ci diwaanu Golf Sud amul ak lu ci ba di xew rek parti politique yi xam ne bu ñuy tànn lu ñu seen candidat waaye candidat wu gox ba la ñuy tànn buñ ci mën ci tànn tamit na am yitte gu toll ne jàppale goxam rek loolu donga ci am solo baax na ba suba ak jàmm incha allah. yéen ñi bëggoon a xam ana fan la ñuy jaayee produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bu bees bi nekk ci poste Thiaroye ci arrêt table Tivaouane suñu ay numéro 77 502 15 63 76 378 17 ñi nga xamante ni dañoo am cas yu urgent ba mënuñoo xaar mën nañoo woote ci numéro bi di 77 030 48 40 ñu bamtuwaat ko 77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yile numéro di ngeen jot ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy wan leen ana nan ngeen di def ba mën a agsi ci bile bërëb bés yi nga xamante ni moom la kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di consulter talaata àllarba alxames gaawu dibéer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy daal dina leen di sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi